sunu gan maire Patte d'Oie Banda Diop salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar maa ngi nuyu waa RFM matin yëpp di nuyu journaliste yi di nuyu suma xarit Georges Déthié. Georges mi ñuy àndal ci waxtaan wi Nafio. maxey men gid ma roog. jërëjëf Banda Diop yaay maire Patte d'Oie démb nag dafa am lu doy waar lu fa xew mooy xale yu góor yooyu ñu fekk ci tuyau tunnel ci wetu pont ba nga xam ne mooy pont bu bees ba dend ak stade Léopold Senghor ñu fekk leen ñu faatu ñaar lañ ca génnee anam wu yéeme seen yaram ya yàqu ba ñu naqaree xàmmee loolu nu mu demee. alors maa ngi d'abord tàmbali suma kàddu nuyu commune Patte d'Oie yëpp ba pare béral njaal ci Bachir Kounta mi nga xam ne jën na fi démb di ko ñaanal aljana li pour dellu siwaat ci mbir mi nga xam ne am na démb bi ñu toogee démb ba ay booru 10h30 la benn xale boo xamante ni man xawma tur bi dem ci place ba dugg fa pour xool ay xaritam yi nga xam ne gëjoon na leen gis bi mu fa demee nag ba di xuus ba yegg ci biir canal bi ci la benn odeur bu pestilentielle fekk ko fa alors mu dem jénn daw xel dem police Parcelles informé sapeur pompier bi ñu informé sapeur pompier aussi ñu ñëw ànd ak commissaire police bi ak sous-préfet arrondissement bi ak waa police scientifique ñoom ñoo ñëw bi ñu ñëwee aussi déterminer bu baax a baax la zone incriminée yàlla def aussi ñu toog ay waxtu yu bëri sax ñu nekk fa di def seeni mbir parce que xam nga yu mel noonu dafa laaj ñu def ko ak dal def ko ak anam yi nga xam ne en tout cas noonu la ko charte réew mi bëggee ba boori 13h 14h yàlla dimbali leen ñu jénne fa ñaari néew ba nu jénne nag ñaari néew yi anam bi nga xamante ni jëne nañ leen dafa doyoon waar trop moo taxoon nag ci tàng bi mënuñu woon. loolooy wane ni yàgg nañ fa. waaw loolu mooy wane ni yàgg nañ fa am na sax ñu jàpp ne bi nga xamante ni vers le 15 novembre agressé woon nañ fa benn femme ci la en tout cas ñi nga xamante ni ñoo ko defoon loolu daw xëy na dugg ci biir canal bi loolu supposition la. ba xam nga y avait une vendetta populaire nit ñi xaw a mer taal ay pneu ak yooyu xëy na peut-être ils sont morts asphyxiés loolu la ñu jàpp mais nag loolu lépp enquête moo koy béral enquête moo koy dëggal. Georges. ñuy naan ñaar lañ génne mais ñenn ñaa ngi naan ñeent la ndax gone googu moom ci wàllu boppam ki doon wër ay xaritam ñaata la ci doon wër. en fait kooku nag. police auditionné nañ ko après bi ñu jënee koor ji am na sax ñu jàpp ne ëpp na lim boobu mais moo tax d'ailleurs ñu def ko zone de sécurité actuellement fi mu nekk nii amatul benn présence bado wala koo xamante ni da nga fay ñëw di def naka sudul noonu actuellement heure boo fa demee di nga fa fekk une présence service d'ordre parce que police fa taxaw bañ kenn duggaat fa ba pare nag léegi dañu bëgg a continuer enquête bi xëy na dëgg la am na ñeneen xëy na du dëgg itam amul ñeneen loolu incha allah ñi nga xam ne ñoo ko sooke muy police scientifique ak commissariat bi ak sous-préfecture bi ñoom dinañ ñu ko wax ci anam yi mu gën a gaawee d'ailleurs maa ngi ci profito pour jaal famille yi nga xamante ni xëy na ñoom ñoo ñàkk ci mbir mi. am na comme ñi ngi wax ni ñi faatu dañoo njot ni bokkoon nañ ci doon agressé as ndaw ci weeru novembre. ba ñoom ñu daw làq foofa am ñu taali pëna ngir xër leen ba ñàkk seen bakkan ñooñu taal pëna ba xër leen itam war nañ koo defa. ba xam nga nee nañu nul ne peut faire justice par lui-même. kenn amul doole pour def justice moom justice bi c'est régalien c'est-à-dire que état moom moo am droit exercer une justice violente même sur les individus loolu du loo xamante ne dañ koy encourager du loo xamante ne dañ koy rafetlu mais xam naa ni période boobu fi ñu tolloon ak coowalu canal boobu xëy na xërtal na nit ñi ñu def ci loolu en tout cas bu fekkoon nit ñi ànd nañu seen sago xëy na dañuy jàpp ñi nga xam ne ñoo def mbir moomu jébbal leen fi nga xam ne mbaxane doon na fa benn mais xëy na mbir yi jaxasoo woon na jaxasoo boo xamante ni
am nañu ci seen yaram tàng ba loolu am ci xëy na xale yi daw tiit dugg foofu ñu lakk defe ni xëy na dinañu faj seen mer mais nag loolu lu ñuy regretter la lu ñuy condamner la parce que justice moom apanage état la. waaw insécurité di ñàkk kaaraange ci boor boobu pont beeg yooyu agression bi dafa bëri loolu yow en tant que maire loo ca nas ak ba xam jot nga ko saytu waxtaanee kook kilifay état central bi ngir sàkk ci pexe ndax ñàkk kaaraange ci boori pomu Patte d'Oie boobu daal ñi ñaa ngi koy jooytu rek. waaw xam nga ñàkk kaaraange pour mu mën a exercer wu day exercer wu ci place ci bërëb. jàpp nañu ne nag foofu bokk na ci bërëb yi nga xamante ni régulièrement nit ñi dañuy jooy ci wàllu problème sécurité ndax li ci ëpp ña fay nekk souvent dañuy nekk ay marginaux yoo xamante ni ñii dañuy utiliser yenn produits yi nga xamante ni daf leen di day naxal seen xel wala ñu nekk ay ngeen baal ñu nekk ñoo xamante ni xëy na seen i waajur ak seen kii dañ leen a bàyyi wala mu nekk ay fàqman yoo xamante ni di nekkoon ci daara yi di jàng daw faax dugg ci loolu nekk ci bërëb boo xamante ni xëy na niñ fay doxalee du noonu donc loolu moo tax lu ci ëpp danaan indi insécurité mais nag moom démb wax naa ko ci rajo yi sécurité moom dafa di domaine boo xamante ni domaine régalien la sécurité ci réew état moom moo ko yore moo tax d'ailleurs kenn mënul def sa sécurité bopp parce que bu boobaa ku nekk dafay am sa milice moo tax d'ailleurs ñu ne ñuy attirer régulièrement di wax ne aussi communes collectivité territoriale ñoom sécurité police municipale la ñu am mooy en général mën a fexe ba nit ñi nga xamante ne ñu ngi circuler di dem di ñëw ci artères principales yi ñu bañ ko obstruer ñu bañ ko parfois ñu def ay délivrance ci ay mariage ci ay réception yooyu la ñuy gérer loolu moom sécurité municipale la mais sécurité moom en général sécurité publique loolu domaine u état la te nag aussi jàpp nañu ne commissariat police parcelle bi nga xam ne moo yore arrondissement bi ñoom ils sont assez sensibilisés régulièrement dañ fay def ay descentes régulièrement dana fay ñëw aussi di xool état wu kii bi d'ailleurs depuis le mois de novembre amoon na une accalmie ba lii nga xamante ne moo am d'ailleurs bi xale bi di ñëw dafa teel a ñëw pour xam ne parce que xaritam yi mu gëjoon a gis géej na leen gis ca booba moom mu takk fitam fexe ba dugg pour xam ndax ñoom nekkuñu ci biir kii bi ba léegi ndax jénn nañu wala jénn nañu ainsi de suite. ñu xam ne pont de l'émergence dafa nekk à cheval entre ñaari commune mu di sa commune Patte d'Oie commune bi nga xamante ne moo di Grand Yoff donte sax nee nga sécurité bi loolu mbirum état la waaye yéen ñaari communes yi est-ce que yéen a ngi ciy liggéey ndax pont de l'émergence ay pont Sénégal 92 agression yi foofu dafa yàgg. waaye agression yi fa yàgg la agression yi li ko gënoon a encouragé mooy proximité pont bi ak stade Léopold Sédar Senghor. souvent bu daan am ay match wala ay lamb. après nag dafay am li ñuy wax agression xale yi dañuy nekk def naka su dul noonu mais aussi foofu li ko gënoon encouragé maa ngi ko doon wax démb ak ay autorités mooy ñi nga xam ne dañuy for mbalit yi ci koñ yi en général comme ñoom du ñu dem ba Mbëbës dañuy ñëw foofu def ko dépotoir suñ ko defee dépotoir nag xam nga defkatu njombe yi ñoom dañuy bëgg à chaque fois nekk ci environnement boo xamante ne nit ñi duñu leen jege loolu moo tax muy gën a accentuer environnement insécurité bi d'ailleurs moo tax ñun ñu attirer attention waa UCG chaque fois di leen wax ni foofu waruñ ko def dépotoir sauvage parce que xam nga compétence su tey mbalit mi waa UCG ñoo ko yore. donc yooyu yëpp dafa doon encourager insécurité bi. mais itam am na leneen li nga xamante ne meeku nañ ko fa ndax ca wet ga am na ab garage ba fa ne te ña fay dugg mënoon naan kii moo fay dugg kii moo fa dul dugg tey ci seen i territoire la nekk. waaw garage foofu amul garage. wetu stade Léopold Sédar Senghor wetu stade Léopold Sédar Senghor am na l'émergence la. waaw foofu am na garage boo xamante ne dem ak dikk la. boobu regroupement wu transporteurs yi ñoo fi nekk. mais côté pont bi. surtout bu ñuy wax ci pont bi ci bassin de rétention bi la ñuy wax. te ñun aussi entre communes collectivités territoriales yi xam nga wax nañu ne fële am na poste de police fii am na commissariat nous travaillons étroitement avec l'administration policière chaque fois ñuy attirer seen ay attention chaque fois aussi si besoin en est suñu amee dara loo xamante ni ñun mën nañ ko def pour mbir mi gën a taxaw ñu def ko on régulièrement dañuy attirer attention bi dañuy wax ak ñoom pour wàllu sécurité boobu ñu mën ko renforcer.
Banda Diop maire Patte d'Oie mooy sunu gan waxtaan wi pàcc wu njëkk bi kon ñu jagleeloon ko wàllu kaaraange ci sa commune nag lañ fa gis démb xale yu góor yooyu ñu génnee ñu faatu ci tunnel bi nekk ci suufu pont bu bees boobu ñu defaraat te nekk ci wetu stade Léopold Sédar Senghor enquête baa ngay wéy ci xool ba xam am na ñu fa des ci biiram ak ba xam ñi fa faatu ñumu ak identification yeeg ñoom seen néewee sax ña nga ca hôpital Grand Yoff foog na. Banda Diop bu dee ci wàllu politique itam ku àndoon ak Khalifa Sall nga moo jigi ba ñu ne Khalifa Sall nekkatul maire ñu war ko remplacer coow amoon ca nga doon yóotu place ba waaye mu jigi soxam war di ni falu ca nga jëloon dogal ne dakkal nga say yëngu-yëngu ci mbootaay politique bi ñuy wax taxawu Sénégal yaa nga ca loolaam ba léegi. waaw maa ngi ci loolu ba léegi ndax li taxoon ma jël décision boobu avant ma koy jël ñëwoon naa fi le 24 septembre discuté woon nañu bu baax a baax ñu bëri fustigé woon nañu attitude bi nga xam ne moom laa amoon bëgg remplacer Khalifa Sall ma dëggaloon ci période yooyu ne Khalifa faw dañ koy remplacer la preuve bi ñu convoqué le 30 septembre conseil municipal bi ñëw nañu remplacer ko ñaareel bi itam mooy ba ñu ko waree remplacer ca waxtaan bi nga xam ne moo waroon tax waa taxawu Dakar organisé wu pour waxtaan ci jàpp naa ni convoqué ñu ma ci woon moo taxoon ba ñu pare ci élection bi te aussi ñu bëri dafa fekk ni nag da ngaa demoon ci beneen réunion boo xam ne yabaluñ la fa ca kër Ousmane Tanor Dieng te faru leen woon réunion bu ñuy waxtaanee Dakar du ma xaar ku ma fa yabal ndax man Dakar dañu ma tànn ma bokk ci 100 yi nga xam ne ñooy 100 élus yi nga xam ne ci Dakar ñoom ñooy délibéré pour waa Dakar donc du ma xaar ma Samba ma dem ba ci li nga xam ne dañ ci waxtaanee ci Dakar. nga suspendre say activité ci taxawu Dakar taxawu Sénégal peut-être Khalifa Sall mi nga xamante ne moom mooy seeni mbër ci élection présidentielle bi ñu dëgmal donte sax provisoirement invalidé nañ ab candidature am suspendre say activité taxawu Dakar est-ce que yaa ngi ci ginnaaw Khalifa Sall ba léegi ci élection bi ñu dëgmal. élection bi ñu dëgmal actuellement j'ai suspendu mes activités dans taxawu Dakar donc depuis le mois de septembre je ne participe plus à aucune réunion de taxawu Dakar ensuite. mais est-ce que sa candidat Khalifa Sall la wala. suma candidat Khalifa Sall su Khalifa Sall nag nekkatul candidat personnellement dinaa def une analyse logique de la situation ak ñi nga xamante ni ñoom laa àndal ci langue politique bi au niveau de ma collectivité pour ñun tam wut suñu mbër jàppale ko. am na ñu jàpp ni da ngay raam di pes waaye ca Macky rek nga jëm ngay yootu rek waaye foofu ngay mujjee. su fekkee Macky candidature am présenté na li nga xam ne moom laa bëgg du ma daw bu boobaa dinaa dem jàppale ko. est-ce que waroo woon njëkkee ci xeex bi sa gaa yi woon doon xeex ci ne Khalifa Sall conseil constitutionnel dafay jalgati ci ni mu ko seppee ci ñi war a bokk ci élection yi ndax li ñu naan rabat d'arrêt rien que le délai dafa suspensif maanaam buñ ne possibilité rabat d'arrêt am na nag lépp lu tribunal jotoon a jàpp doon ko war a aj ba loola sotti yow dégguñ la ci xeex boobu. dégguñ la ci coowal droit boobu. xam nga bi ma ñëwee fii le 24 septembre dañu ne woon il faut. balaa ñuy wax remplacement wu Khalifa Sall il faut ñu xaar comme def nañu recours pour que recours bi mën a am effet mais xam nga recours boobu kenn xaarul ba léegi ndax jénn na wala jénnu mais malgré ça remplacé nañ ko rabat d'arrêt boobu aussi dafa am ay conseillers avocats yi nga xamante ni ñoo chargé wu ci loolu combat boo xamante ni la ña fa nekk actuellement ñu ngi koy mëne am nañu mandataire amoon nañu président boo xamante ni mooy gérer wàllu parrainage bi yàlla dimbale na leen jàll nañ ci parrainage bi ñooñu ñooy gérer loolu mais man période boobu ñu koy def fekk na depuis le 30 septembre dugguma ci réunion jënduma ci réunion boo xamante ni réunion taxu Sénégal la donc je pense que am na ñu koy toppatoo ñu ngi koy toppatoo opinion bi ma am ci Khalifa Sall mu ngi nekk opinion toujours donc am na ñu koy toppatoo loolu man du sama combat ñi nga xamante ni ñoo fa nekk actuellement la. est-ce que parrainé nga sax. ndax parrainé na non. Khalifa Sall non parrainé wu ma. ndax lan dañoo ñëwul ci yow. non parrainé wu ma parce que bi nga xamante ni li ma doon encouragé ci parrainage bi mooy sentir que taxawu Dakar bu ñu demee ci lu mel ne choisir maire Dakar danañu woo ñëpp ñi nga xamante ni. ñoo fa nekk mais mbirum maire la bii nii présidentiel la. ah nous sommes dans un combat politique boo xamante ni combat politique nag ay chèvre duñ ko def ay xar duñ ko def ay mbaam duñ ko def ay nit ñoo koy def nit ñoo xamante ni dañu war a am solidarité ci seen biir nit ñoo xamante ni dañu war a ci seen biir ñoom dañu war a yéenante jàmm man li ma jàpp mooy
loolu dafa wane ni effectivement am na ñoo xamante ni jàpp nañu ni ci taxawu Dakar ñoom kese ñoom ñoo yeyoo falu am na ñeneen ñoo xamante ni jàpp nañu ni ñoom ñoo yeyoo gunge man nag bokkuma ci ñi nga xamante ne dañu war a gunge man acteur boo xamante ni laa dama yor collectivité territoriale damay def li nga xamante ni ci période bi mu koy def loolu laa sentir loolu la suma askan sentir. au point que tey bu ñu rajee Khalifa Sall sax ci assemblée nationale ndax xam ne yéen kaay bi ko bind kooku du li nga xamante ne mën nga cee. addu wala lu non maa ngi koy doog a jóg jot fii ci sa jéemin du lu ma sàkku du lu ma bëgg du lu ma ko yéene bu fekkee itam am na maa ngi koy indil sama compassion bi nga xamante ni naturellement moom laa koy def parce que en dehors de responsable taxawu Sénégal bi mu nekk kilifa la mbokk la xarit la. est-ce que yaa ngi koy seeti fa mu ne ca Rebeuss ak coowal mairie ba sax ba mu jotee est-ce que jotoon nga cee waxtaan ak moom est-ce que yaa ngi jokkoo moom yaa ngi koy nemmeeku ji. xam nga bi coowalu mairie bi amee bi ma ñëwee fii le 24 septembre fekk na demoon naa ko seeti ba mu juróon coow loo xamante ni ñii bi ma jénnee moo wax la ñu xamante ni moom lañ fa jot a échanger parce que. sans violer da nga ni woon moom nee na mi ngi lay taxawu ci li ngay yootoo remplacer ko. waxuma loolu dama ni bi ma demee seeti ko sans pour autant avoir la prétention de violer le secret carcéral bi ma demee foofu wax naa ko ni que bokk naa ci ñi nga xam ne bëgg nañ la remplacer. mu ñaanal bi may jénn tàllal naa suma loxo pour mu ñaanal ma mais bi ma demee ci sama page Facebook pour wax ko. am na benn conseiller bu tudd Moussa Taye bu jénn weddi loolu y a pas de souci mais taxul ne bi nga xamante ni élection yi passé na seeti naa ko ñaari yoon ci kaso bi may ko njëkkee seeti dem naa am problème permis dugguma mais ñaareel bi dem naa naturellement seeti ko waxtaan ak moom ainsi de suite. waaye boobu itam nga fa gëj. boobu laa fa gëj effectivement c'était. est-ce que loolu aw doxalin la itam. non aw doxalin la saay bu fekkee ni war naa ko seeti rek man dinaa jóg seeti ko parce que depuis que ñu teg ko loxo noonu laay doxalee ak moom naturellement dama koy seeti régulièrement et puis dans une cadence vraiment régulière donc loolu moom aw ma ci benn problème aw ma ci su fekkoon gëj naa fa dem même après élection yi dem moo fa xëy na bu boobaa mën nañ ma accuser de d'autres choses mais sur le plan même humanitaire obligation la pour que koo xamante ni dafa nekk ci bërëb boo xamante ni privation de liberté la naturellement bu fekkee am nga ay jàmm ak moom même bu fekkoon amoo jàmm ak moom war nga mën a dem parfois seeti ko ak yooyu. est-ce que ni nga beddee taxawu Sénégal noonu nga itam nga def ci sa place ba nga am ca mairie bu Dakar ndax conseil municipal nga fa ba léegi. maa ngi dem nag ci conseil bi d'ailleurs ba ma demee ci conseil bi mujjee bi nga xamante ni mooy wàllu votu compte administratif beeg yooyu dëggal naa suma nekkin ci ville de Dakar ba pare félicité ki nga xamante ni moo fa nekk muy ko jigéen joo xamante ni la ñëpp dañ ko war a jàppale nekk ci gannaawam fexe ba li nga xamante ni moom lañ doon yóotu bi ñu ko bëggee ak mbébét bi ñu ci am moom aussi mu mën ko yeggale ci jàmm ak salaam ci aussi njëriñu Dakar waaye yëpp. est-ce que sa doxalin tey wonewul ni li ngeen di dund ni ab rupture la qui ne dit pas son nom rupture diggante yow ak Khalifa Sall ndax boobu ba léegi seeti woo ko xamoo ca la mu ne. génn nga ci taxaw Sénégal. xaw ma ndax da nga koy lire comme rupture wala ñàkk lire comme rupture kontaanuma en tout cas ci bi nga xamante ni maa ngi yóotu ville de Dakar ñi nga xamante ni ñoo nekk ci coalition bi non seulement woowuñu ma ci waxtaan wi mais itam ñoom ci seen bopp dafa mel ne dañu dajaloo def li nga xamante ni moom la ñu bëgg. est-ce que loolu itam du doxalin bi nga xamante ne c'est sous la bénédiction de Khalifa Sall ci boppam. su fekkee ci bénédiction am la lu histoire boo xamante ni la passé la conclusion yi ñu ci tiré mooy geler suñu activité ci foofu parce que jàpp nañu ni ñun ñoo man maa yéene ñoom ñu am ay fal xëy na ñoom yéene wuñu ma fal en retour. te bu ñu demee jeex na kon. bu ñu demee jeex na kon seen diggante. mënuma wax ni jeex na suñu diggante mais actuellement dama gérer sumay activité. bu dee candidature am conseil constitutionnel dàq na ko ba faaw nga ni di nga am koo jàppale noo koy doxalee da ngay seeti gars yi wala da ngay xaar ñu seet si leen banda jàppale nañu. man je ne suis pas en compétition pour les élections présidentielles en ce moment là itam dinaa retourner ci sama base waxtaan ak sumay ñoñ pour avoir une idée claire ci ki nga xamante ni moom la war jàppale. Banda Diop maire Patte d'Oie nekkoon sunu gan ñu lay gërëm yéen doog jàmm.